te li muy wax naan nous avons créé l'homme imparfait. donc on a créé l'homme nga xam nit yàlla da koo sàkk. mu matadi mais yàlla da koo woo ci ak mat. donc ci loolu lay ñëw. muy troisième caractéristique am bi. bakken wala ruu da ngay gis tamit day dem bakken day dafa war a jël nag état bi nga xam ne moom moo mujj. moom la ñu woowee an nafsul mutmainna. waaw xëy na sax mutmainna bi ak mat ji xaw na ñoo jege. fële da ngay gis ne rab la. rab buy fàdde nga xam bu ñu doon fàddante du sotti. donc l'altérité qui est la présence de l'autre exige qu'il y ait du droit loolu moo faire naître la notion de droit. droit bi moom mooy compartimenter les libertés. mais léegi boo jógee foofu ci nafs al amaara da nga ñëw ci nafs al lawaama. nafs al lawaama nag moom lañ misaalee xale biy jóg di daanu di jóg di daanu mais day dem ba mën a dox day dem ba mën a daw day dem ba nekk athlète di dëpp. dégg nga doon basketteur doon footballeur et cetera di shooter xam nga di dugal ay but di daw dem ak mais aussi dañuy gis ni buy jëm mag cër yooyu day mel ne dañuy wàññeeku mais loolu c'est le côté animalier. mais caractère bi moom fa lay ne. ndax état bi nga am ci xam-xam te nga màggaale ko. loolu sooy màgget du màgget. donc li ngay développer en termes de développement personnel du màgget. mais c'est le côté animalier moom mooy màgget donc an nafsul mutmainna nag mu nga xam ne moom mooy bu mujj bi nga xam état boobu moom la nit war a mooy l'état de l'âme devenu pur l'état de l'âme devenu purifié. loolu la ñuy woowee itam taabatu nas. dégg nga sunu borom sax da koy wax wa amaral amlaaka aydan bi salaa la summa ilayna wajaal xitaaba takarruman wa anfusan attaaba nee na yàlla moom moo jiital yonent bi saa salaam mais bu mu ko jiitalee lan la def dafa julli ci moom. jiital ko ala nabil mu taxaal mu salli mu doon ko jiitu kon yàlla ku mu jiital ku ne kooku dafa jiitu kenn mënu ci dara. li ci nekk mooy li war nit ñi moo ñu topp ko rek. waaye nag dafa ne malaaka yi ki nga xam ne damaa julli ci moom. yéen tamit na ngeen julli ci moom ngir gën a yéegal daraja. wa amaral alaaka ay dem sala alifzan zalikula mu daal ne summa ilayna wajaal xitaaba takarruman anfusan ata ma ñëw nag ci nit ñi. daal di leen jox ndigal. ne leen yéen tam di leen julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ngir lan summa ilayna wajaal xitaaba takarruman ndax dama leen a bëgg a teral. lan laa leen bëgg a teralee wa anfusan ngir seen nafs yi attaaba mu doon am apaisé. donc voilà un aspect du développement personnel réussite ci kuy wut yàlla mooy nga dem ba am apaisé jubóog yàlla. te lépp yaa ngi koy dooree ci am ay caractère animal. waaw jóge ci di liifantu. mel ni kuy jàng di daanoo ko jóg di essayer di demaat. mais loolu yëpp mu ngi lay yóbbu ci nga dem ba am benn am bu purifié. am bu purifié. nga xam léegi loolu boo déggee ñu ne purifié c'est parce que da ngay mel ni seetu boo xamante ni da ngaa jàkkaarloo. li nga war a wane ndax nit yàlla moo nekk ci moom. donc bu demee ba immaculé mooy dafa jàkkaarloo ak sunu borom. waxin la. donc jàkkaarloo googu mooy. yàlla rek lay refléter. mais la lay wan ni moom du yàlla. da ngay xool nit ki di gis yàlla ci moom. waaw ci ay jëfam. ci comportement am. ci waxam ak ci léppam. ku ci mel ni Al-Ghazali indi na loolu mel noonu bu ñu tuddee Mishkat al-Anwar mooy le tabernacle de la lumière. dafay expliquer loolu nee na dafa mel ni lampe. boo xam ne niche boo xam ne dañ koo taal. ay seetu wër ko. ci benn néeg bi lëndëm. alors léegi boo taalee niche bi. da ngay gis seetu yi lampe bi la ñuy mel ni dañ koy wane. mais seetu bu nekk ni nga gën a leeree. ni nga gën a ñàkkee aw kawdir. gën a ñàkk poussière. loolu ngay gën a mën a wane lumière lampe bi ak niche bi. donc bu taqee. du wane lampe bi bu baax. te seetu bala boo ca bëggee seetu sax nag. da nga koy fomp ba mu set wicc. ba mu immaculé. du am benn tache nga xam da ngay gis sa bopp ci biir. est-ce que yaa ngi dégg loola. donc laam dafa mel ni noonu par rapport ak sunu borom. waaye nag la lay wan ni. lampe ba nga xamante ni moom moo leeral. lumière yi. moom dafa transcendant. par rapport ak seetu yi ndax seetu yi du ñu dara ci existence am. mooy bu seetu yi pour tëjoon du tee lampe bi existé. waaye bu lampe bi fayoon kenn du gis seetu yi. te nee na sax diggante yàlla ak mbindeefam mu weesu na lool. mais ce qui veut dire que yàlla nit dafa am lu muy wut ci yàlla pour réussir spirituellement mooy lu ñuy woowee la réalisation de l'identité suprême. mooy nga dem ba qualité yi nga xamante ni yu baax yëpp. moo nekk cela veut dire que pour rappeler ñi ñuy seetaan. ba léegi ñu ngi ci réussite. ak lan mooy réussite. mais dañoo nekk ci réussite spirituelle. donc nag dans le domaine spirituel. ñoo nekk dañ ko xaw a beral. dañ ko xaw a beral loolu c'est parce que toujours day wane rek ni. réussir nekkul l'aspect matériel. non am xaalis. am oto. wala am kër. am diplôme. loolu bokk na ci li gën a tuuti ci li nga xam mooy réussite. effectivement. parce que am alal. am oto am kër te amoo jàmm est-ce que réussir nga tu as un succès matériel tu as un succès immobilier
tu as un succès financier. Mais est-ce que tu as une réussite sociale globale? Déedéet parce que réussite ay pàcc la. Mais on peut de façon générale, puisqu'on parle de définition, nañ jàpp ne la réussite c'est le fait d'obtenir la réalisation de ses aspirations. Parce que nit ku nekk da ngaa am mébét. bu sa mébét sottee rek nga ne am naa la ma bëggoon kon tekki na kon man dama waaw léegi tekki boobu bu fekkoon dañ koy misaale ab ëmb. waaw bu ñu ko doon tekki. waaw tekki bi lu ñu ëmb la. bu ñu tekkee ëmb bi. luy nekk ci biir ëmb ba. li ma ciy njëkk a wax mooy ci tekki bi am na ñetti mbir yu ñu ci war a remarqué. dama koy souligner balaa maa ñëw ci fecc sax ëmb bi à proprement parler. mooy réussite il faut que ñu xam ne que nit ki ci ñetti domaine lay mën a réussir. ci ñetti registre d'abord mooy mu am aajo. mooy li mu wax objectif da nga am yitte ci dara. wala ay aajo. aajo yi bu fajoo. réussite la. réussite la. wala succès la. victoire la. victoire mais am na leneen. sa aajo mën na faju ci dara. nga am aajo ju faju mais tamit ngay bëgg dara tam yàlla di la ko xaj. donc looloo tax dañ ci boole aussi l'aspect matériel parce que c'est le nerf de la guerre. dëgg la. parce que noo gën a amee xaalis aussi gën a am situation matérielle bu baax. gën a am considération ci nit ñi. dëgg la. gën a am option. bu dee benn 100 francs nga yor. doo mën a lekk dibi. dëgg la. njumee ni danañ ma jamati. oui. waaw boobaa da ngay contenté wu de sa fonde bi. oui. wala cere ji. mais bu fekkee da ngaa yor 1 million. mën ngaa def. mën nga commandé dibi loo mébét. oui. dana yéwén ci yow nga mën koo am. donc loolu la ñu woowee mbir mu yéwén. donc aajo ju faju mooy ngay am ay aspirants dañuy wax sax naan borom aajo ju faju bu amoon lu ko metti yàlla dina lijjanti ba la naqaroon xolam day mujj sedd ab xolam. waaye ça veut pas dire qu'il va être riche. waaye bu ca boolee mbir mu yéwén mooy day mujj dem ba. bi xéewal yi mooy dikk nag. te du dakk day am ay xéewal di am oto di am soxna dégg nga di am ay kër yaa ngi dégg di am un compte bancaire. yaa ngi dégg di am ay entreprise di am te loolu tamit dafa baax ci nit ndax nit da ngaa yor melo woo xamante ni ku leen gis quand même la. waaye yamu ca tamit. waaye da nga war a am da nga war a bég. ndax sa aajo mën naa faju ci nangam. say mbir yéwén ci nangam. waaye ñu dem ba ci biir nga doon nit koo xam ne béguloo pourquoi parce que da ngaa tawat. waaw ñaanaluñ ko kenn. dëgg la te yi ñu tawat loolu dit au passage yal na yàlla defar wér. donc mooy non seulement da ngay bég mais da ngay am mbégum yàlla. donc réussite de ce côté là noonu la demee léegi nag ma ñëw nag ci ëmb bi nga wax ni. mooy ëmb bi ñuy tekki bi. waaw kon parce que boo déggee ñu naan tekki tu as très bien fait de me poser la question. kon dafa mel ni ëmb la. boo xam ne dañ ko war a tekki. ëmb gi nag li ci ne moo bari. xëy na buñ ci doon wax. sa day daf ñuy interroger daf ñuy interpeller sur la notion même de lu ñuy wooye en développement personnel le plan de développement personnel. loolu dafay mel ni sax dañuy am prétention. pour mën a wax. ci les différents domaines yi nga xamante ni. moom moo affecté développement personnel. te yooyu dafay nekk ci nombre boo xamante ne nii mën nañ ko sax misaal ci fukk ak juróom. yoo xamante ni 15 yi. loolu bu ñu ko bëggee toj fii. yaakaar naa ni que ak temps bi ni mu demee. loolu dañ koy utal émission mu nekk les plans. le plan de le plan du développement personnel. développement personnel. Voilà. donc loolu dañ koy utal ab émission mais ba léegi bu ñu ñëwee ci ëmb bi ñuy tekki déjà loolu daf ñu dugal ca loola mais mandargawu nit ku réussir lan la. waaw ci kanamam lañ koy xool wala ci oto ba muy dawal la comme ni ma koy waxee woon léegi te da nga ko leeral léegi suñu téléspectateurs yi man ngaa taxaw ni man damaa bëgg a doon directeur nga doon directeur am salaire wu 1 million. déjà am nga benn partie boo xamante ni réussir nga ko ci sa dund mais bu fekkee ni que boo wàccee doo am jàmm sa biir kër déjà réussite manqué na foofu su fekkee ni que yaa ngi gagné 1 million la nga bëggoon ci nekk directeur am nga ko mais taxul nga am wér gu mën a tax nga mën a pare pour liggéeyi suba cela veut dire que am na lu manqué bu fekkee ni que aussi sa réussite yow sa ambition bokkoon na ci bala ngaa la Souleymane Faye waxoon rek ni réussite yow dong ci famille échec la boo réussiree masse ñeneen ñi réussir kon cela veut dire que am benn objectif rek am ko ci réussite taxul nga am réussite am na lu tax muy manqué. kon lii tax mandargaw ñu ni kii réussir na lan la.
question bu xaw a difficile la. mais dans la technique. Dans les techniques yi ñuy utiliser dans le cadre du développement personnel. da ngay gis ni on introduit la méthode. d'accord. mooy y a des aspects positifs. ci mandarga yooyu. dinaa ci jukki. lenn rek. ndax ça fait l'objet d'un séminaire. mais li ma mën a wax mooy. au passage. ki ma ko jàngal surtout. je peux pas ne pas le mentionner ici. xam naa dinañ ni dama bëgg sama soxna. noonu la demee. bëgg raw nag. waaye sama goro. au passage muy père Mafaxa Touré. nga xam ne sama goro la sama baay la sama mantox la. moom day dafa may jàngal dans le cadre de la réussite. mu di ma wax ni que il ne faut pas seulement aborder. les aspects privilèges l'aspect facile. mu mel ni c'est un parcours qui n'a pas d'obstacle. les obstacles sont nombreux. te lii doon obstacle par exemple en Occident Europe. wala Amérique wala Asie bokkul ak obstacle yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci sunu réew yi. kon ba léegi ñu ngi ci réussite mais lii gàllankoor réussite bokk na ci liy feeñal li nga xamante ni moom mooy mandargay ku réussir. ku réussir ak ku nekkoon ci yoon bëgg a réussir ak li koy bloqué ci dëkk bu nekk dafay am ay réalité yoo xamante ni moo ci am mais réalité yi par exemple nit ku nekkoon ci dynamique ku réussite nekk ci yoon bi lan moo war a mën a doon lu koy bloqué ba du génne mandarga tax ñu xamee ni que kii réussir. li koy mën a menacer. li mën a menacer sa réussite. ñu ça peut être de deux sortes. am na à niveau individuel. mooy nit ki ci boppam mun na am ay succès dafa ne moom tekki na faw. léeg-léeg da ngay gis kon déjà boobu nekkul ci environnement bi mais ci moom boppam la. ci moom la li ko téye ci boppam la. voilà parce que boo ñëwaatee ci matrice bi. da ngay gis force ak faiblesse. loolu c'est individuel. sa force. yaa koy yëg ci sa bopp. say faiblesse aussi da nga koy yëg ci sa bopp. mais opportunité sa environnement la. menace sa environnement la. est-ce que comprendre nga. donc nit ki ci force am sax mën na ci péché. ndax nit mën na am ay succès ba pare beew. te yàlla wax na ni kii beew loo mooy seytaane kon beew du lu baax. dëgg la kon boo réussiree. da ngaa war a doon da ngaa war a woyof. tu dois être contagieux dans ta réussite parce que nit ku réussir dëgg wax nga ko léegi lii. Souleymane Faye wax nee na ku réussir dëgg. mooy ki nga xamante ni li ko yàlla defal te mu am ko aussi ci effort am. ci ni ko yàlla dimbalee day mujj dem ba yéene ko nit ñi. day dem ba laa biir. waaw day dem ba laabiir te laabiir mooy def ci biir nit ñi. donc yow sa biir day laab ba noppi. mais ba pare ngay mën a jël li nekk si biir di def ci biiru nit ñi. donc tu dois ajouter de la valeur. tu dois être une plus-value. par rapport à ton environnement. mooy borom kër bu réussir dafa war a feeñ ci soxnaam. waaw dafa war a feeñ ci ay doomam. dafa war a feeñ ci ndeyam. dafa war a feeñ ci baayam. dafa war a feeñ ci ay mbokkam. donc le réussite. Ça, d'abord, ça part de soi-même. C'est une question de responsabilité. C'est une question d'attitude. C'est une question de relationnel positif. Mais c'est également, avant d'être, une question d'estime de soi. Ou bien de victoire ou de succès individuel. Lolo waral, dañuy wax sax ni la réussite, am na borom xam-xam ko nee na la réussite, c'est le rêve le mieux partagé au monde. Oui, mais très difficile à réaliser. Et le plus difficilement réalisable par tout le monde. Par tout le monde. Donc, le rêve le mieux partagé par tout le monde, par tout le monde, mais le plus difficilement réalisable par tout le monde. maanaam ci gàttal yow mi may seetaan. ñu lay fàttali nekk yéen a ngi ci seen émission Suuxat ñu ngi ci deuxième série bi deuxième émission bi ñuy waxtaanee li nga xamante ne nii moom moo doon la réussite waaye itam naka la ñuy waajalee nit ki ba mu am esprit gagnant moom moo nekk sujet wu tey bi le rêve le mieux partagé mooy la réussite muy man di yow ak ki may seetaan ñëpp bëgg nañ ko. waaye bokk ci li gën a jafe pour kenn ku nekk mën koo réussir